leen mbokku téléspectateur yu Mourchid TV yi nga xamante ni ñoo ñuy teewlu saa si waxtu yu jotee ci seen émission Actu Plus comme niñ koy amalee ay bés bu jot waxtaanee lépp loo xamante ni soxal na askan wi ci waxtaan wi ma ciy feggoog Mamadou Thiam nuyu naa la. waaw fay naa la bu baax soxna Maria di nuyu Pape di ko ziara di nuyu mbokku téléspectateur chaîne des valeurs ak internautes yi. mu nga ko Pape ziar naa la. soxna Maria maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax di nuyu Thiam ziar ko bu baax moom itam di nuyu téléspectateur internet du Mourchid TV yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax. nuyu leen bu baax tey nag Actu Plus ñuy waxtaan ci tolluwaayug politique fii ci biir réew mi ak ban jeexantal la mën a am ci li nga xam ne moo di askan wi ndaxte buñ nee jafe-jafe jëm ci wàllum politique naam jafe-jafe boobu nag askan wi ñoo koy subir ci jafe-jafe yooyu ginnaaw loolu dañuy wax ci sortie bi nga xamante ni Cheikh Tidiane Dièye def na ko moom bokk ci kenn ku faree ci ñi nga xam ne ñoo di kujje gi sànq dafa am kàddu yu mu yëkkati wax ni Sénégal dafa bokk ci ñetti réew yi nga xamante ni bu weesoo Togo ak Côte d'Ivoire dañoo bañ a signé li nga xamante ni moo jëm ci réew yi nga xam ne ñoo faree ci CEDEAO du ñu mën a amal ñetteel lu ëpp ñaari mandat waaye nag dañu ko boycotté Sénégal ak Togo te loolu doon na loo xamante ni mën nañ ni dafay nasaxal suñu démocratie réew. waaw duñu bett aussi ci benn côté bi ndax bu ñu xoolee bu baax bari na ay mbir wala ay ndogal yoo xam ni dafay jógee ci mbootaayu xeet yi nga xam ni ñoo faree ci Afrique sowu jant yoo xam ni Sénégal bariwul lu mu ci respecté loolu aussi benn mbir la ndax bu ñu fàttalikoo bu baax bari na ci cadre justice ay décision yoo xam ni jóge na ci këru àttekat bu CEDEAO Sénégal li daal réewum Sénégal wala mu koy daan ci yenn aspect yoo xam ni nguurug Sénégal mosu ko respecté donc daf ñuy delloowaat rek ci solo si nga xam ni jox nañu ko ndogal ak këyit ci nga xam ni yenn saa yi ñu xaw ko weccoonte ci màkkaan googule beneen bi nag mooy li mu laal nga xam ni dafa xaw a sensible trop ci Afrique rawatina Afrique sowu jant mu di mandat présidentiel yi nga xam ni xam nañ ni ci réew bu mu ci mënti doon boo dee toog lu ne di nga ko digle waaye boo xësee ba toog daanaka dafay mel ni lépp loo xamee ni digle woon nga ko da ngay xaw a da nga koy xaw a wan ginnaaw parce que ndax dafa nekk loo xam ni anam la bu ñuy doxalin la boo xam ni dañ koy teg ngir mun a jot ci nguur gi wala est-ce que bu ñu xësee ba toog dañuy gis ni li nga xam ni moom lañ leen jox ci ay sañ-sañ jox leen ko ci ay mën-mën jox leen ko ci ay ci kattan may na leen ñu war a mun a jàpp ni war nañoo mun a def ab diir wala est-ce que mandat yi nga xam ni moom la ñu leen jox dafa nekk diir bu néew ngir ñu mën a matal liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ci bopp nguur gi bari na ay question yoo xam ni mën na ko poser waaye lu jëm ci limitation ñetti mandat wala ñaari mandat ci réew mu mel ni Sénégal yaakaar naa yàgg nañu ci coow yàgg nañu ciy topp bu ñu fàttalikoo bu baax Senghor mi nga xam ne moo fi nekkoon année indépendance yaakaar naa toog na fi 60 ba 82 laataak muy joxe lenge yi ki nga xam ne moo ko wuutu toog na fi 82 ba 98 laataak muy joxe lenge yi ki nga xam ne moo ko wuutu itam toog na fi ba 2012 bëggoon sax def talaat beneen mandat askan bi ne ko déedéet ki nga xam ne nag tey moo fi nekk su fekkee ni ay la yéwén dafa doon laaj ñetteelu mandat ndax war na koo am ndax waru koo am yaakaar naa wax ji mun naa yaatu lool waaye su fekkee ni am na it duñu bett ndax comme ni olof di wax rek naar bu ndaw moom lu mu gis ci bu mag ba la ko gisee mu nga ko Pape yow ana ban jàngat nga am ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko jëm ci Sénégal mi nga xam ne buggul bokk ci réew yi nga xam ne nangu nañu xaatim wàllum dakkal ñetti mandat ci réew yi nekkee ci Afrique sowu jant d'autant plus que dañ ne Sénégal moo nekk réew moo xamante ni démocratie dafiy sax est-ce que loolu tamit laaj bi samp mooy nagam boobu démocratie am na fi tamit. waaw man damay tàmbale ci jaajëfal le docteur Cheikh Tidiane Dièye parce que le fait que mu alerter la population c'est extrêmement important parce que itam mën na nekk dossier boo xam te ne doon nañ ko traité ba ca cappaandaw la ñun du ñu yëg lu xew ñu signé ko ratifié lañ ca bëgg ñoom su ko defee population bi di ko subir alors que xamul lu xew loolu mu def en lanceur d'alerte je crois que c'est à saluer et ça montre toujours dynamique bi mu nekkoon parce que man du ma considérer tey point de presse bi mu def mu nekk docteur Cheikh Tidiane Dièye en tant que opposant mais dama ma delloo si waat ci docteur Cheikh Tidiane Dièye comme acteur de la société civile boo xam ni da daan bàyyi xel démocratie ak état de droit di ci liggéey au Sénégal et au niveau africain loolu sax moo tax gis nga wóllëre yi mu ci amante ci ñu bari expérience boobu mu ci am loolu sax moo taxoon ñu teg plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg boobu mu nekk parce que loolu yëpp ay lutte démocratique la woon boo xoolee lépp lu fi jot a am ci processus depuis
avènement wu Abdoulaye Wade M23 yeneen ak yeneen yu société civile def yëpp docteur Cheikh Tidiane Dièye da nga ko ciy gis. donc casquette de société civile allez-y Thiam. waaw dama bëggoon wax rek ni aussi comme la personne xam nañ ni le docteur Cheikh Tidiane Dièye nekk na koo xam ne ci cadre démocratie ak lépp lu mu ci mënti doon bari na lu mu siy xeex à chaque moment de la lutte dans les moments les plus cruciaux de la lutte dañ koy gis carrément mu nekk au devant de la scène waaye nag comme dañoo nekk aussi ci benn situation boo xam ni yenn saa yi ñu xaw ñoo topp ci propagande ñu bañ a xuus trop ci li nga xam ne moo tax ma summi casquette am boobu teg fële fa mu appartenir politiquement loolu moom la concerne mais acte bi mu posé acte boobu c'est un acte d'un élément de la société civile loolu il faut ñu comprendre ko loolu moom moo tax ñun ñu jël sujet boobu ni sax dinañ ci wax parce que dafa concerner Sénégal léegi nag Sénégal bi nga xam ni ñun ñu ngi doon dégg gouvernement bi njiitu réew mi en tant que tel bi muy bëgg nguur gi doon ñu wax ni man su ma amee nguur gi damay limiter samay mandat mais dinaa wàññi sax sama mandat jëlee ko 7 ans indi ko 5 ans mais dinaa fexe itam ba mandat yi kenn dootul dépasser ñaar loolu moo nekkoon déclaration de départ bi nga xam ni moom la doon campagner pour jot nguur gi bi mu ko jotee ñu ne président la nga waxoon mu ni la ma waxoon dama koy matérialiser daal di dugal référendum pour changer bi mu changer proposer conseil constitutionnel nee na conseil constitutionnel ni ko bi nga ne mënoo koo wàññi waaye yi ci des moom dañ koy delloo mu nekk 5 ci la ñu dugalee sax loolu nga xam moo fi jur coow lu yëpp mooy nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs ku ne nag yaa ngi koy interpréter mais sànq rek maa ngi ci waxtaan ak sama juriste bi ma ne ko man dama jàpp ni disposition bi liñ ko waroon accompagner moo fa nekkul article boobu bu ñu ko accompagner woon pour wax ni 2 mandats yi amul durée amul dara c'est-à-dire am na lu ko gënoon mën a leeral loo xam ne équivoque yi ñu ci bëgg a indi du am malgré que équivoque yi ña nekk ci gouvernement Sénégal yépp bi président Fallo te ñu doon propagandé loolu ñoom wax nañu publiquement que président 7 ans bi mooy bu njëkk bi bii mu nekk 2019 mooy ñaareel bi donc loolu moom leeroon na mais boo xoolee démarche président yéen a ngi fàttaliku yàggul dara am na rencontre def naa ay étudiants la woon xaw ma ay président di wax ni pourquoi ñu bëgg a tëj Afrique surtout côté Afrique de l'Ouest bi pourquoi ñu bëgg leen tëj ci 2 mandats parce que li fi nekk ci ay procédures yu yeex donc bu fekkee dañ ko bëgg a indi ci limitation de mandat yéen a ngi fàttaliku donc boobu mu ngi commencer di annoncer les couleurs pour wan ni la mu waxoon gëmoon ko wala mu wane woon ne loolu la gëm ci limitation des mandats mu ngi ñuy commencer wan ni affaire boobu teegootul ñu pousse tey gis nga ñu commencé indi waxu dafa bëgg 3e wala bëggul 3e ba tey nanguwu cee wax lu leer et pourtant auparavant waxoon na ci lu leer nañ même bi mu nekkee président waxoon na ci lu leer nañ ni du def lu ëpp ñaar li tax ñu waxoon ko ñoom dañ ni dañoo bëgg a verrouiller constitution bi ba nit dootul defati ci bopp nguur gi lu ëpp 10 ans mais moom mi ko indi woon projet bi porté ko bu demee ba commencé di remettre loolu en question kon kay loolu mënoon naa may kay ñëw ca gannaaw ñu jéem a xool loolu à travers l'expérience bi ñu pratiqué mais tey moom mi ko waxoon moo commencé di weddi boppam te weddi gi mu weddi boppam moom le ministre des affaires étrangères dem matérialiser moo tax mu dem fële ca CEDEAO am fa rencontre au lieu mu daal di signer parce que waa CEDEAO bi ñu defee proposition ko kay Sénégal kay moo waroon njëkk a signer parce que Sénégal dugal na ko ci constitution kon kay Sénégal moo waroon daw ni waaw kay man la ma doon wax fekk si nañ ma ci waaye Sénégal daal di def réserve te réserve boobu ministre des affaires étrangères moo ko def bi mu ko def teewul loolu askan bi kenn yëgu ko mais loolu lan lay nduru mooy ñoom bëgg nañoo dugg ci loo boo xam ne ñoom ay affaire de limitation de mandat concerné wu leen réew yi nga xamante ne mu di Togo nekkul référence ci wàllum démocratie léegi nag beneen affaire bi xam nga charte boobu li tax CEDEAO teg ko mooy ñu def putsch coup d'état yi ñoom du ñu toog ci table de négociation wu wala discussion wu CEDEAO parce que CEDEAO day jàpp ni illégalement lañ jëlee nguur gi mais bu ñu defee disposition boobu képp ku ko signé boo defee bëgg a tenter 3e mandat CEDEAO dootu la considérer dootoo toogal ci table de négociation boobu beneen bi mooy putsch yëpp fi mu am moo di dëkk yi nga xam ni dañoo jàpp ni nguur ga fa toog amul légitimité parce que ka fa toog ñaari mandat lañ ko fa tegoon te mu romb limitation bi donc CEDEAO mu ngi jéem a corriger coup d'état yu bëri yi fi am moo tax mu bëgg indi li ñuy tuddee limitation des mandats Sénégal nekkoon ci constitution tey Sénégal bu demee bu am ci réserve loolu est-ce que tey du tey xelu askan bi doon wax ni njiitum réew mi dafa bëgg 3e mandat tey pas bi mu posé je dis pas oui je dis pas non waaye acte bi mu posé moom c'est un oui boobu la gën a nduru te beneen bi moom mooy acte ya mu yàgg a posé yi itam dafa daan nduru oui parce que wax naa leen ni président bu ne du ma je dis ni oui je dis pas non mais képp ku di président mën na koo am
de la promouvoir képp ku ni président mënu koo am da laa wàcce loolu lan lay signifier doo ci yàbbi mais loolu dafa leer loolu kay wii la tey dafay montrer que ni volonté politique bi toujours comme ni ñu koy décrier surtout si lépp loo xam ni dafa jëm ci gën a dëgëral gën a saxal lii di démocratie si suñu réew yi déjà daf firaaf ndax bu ñu fàttalikoo bu baax yàgg nañu di joytu ndogal yi nga xam ni nguur yi dañ koy jël su fekkee ni dañoo placé wu te duñu consulter sax seeni askan déjà problème la xam nga boo demee bay waxu limitation de mandat pour man démocratie am nañu bari ñoo xam ne dañ naan amul benn démocratie boo xam ne dañ koy identifier à un peuple wala à un état mais man pour man démocratie dafay wuyu aussi gëm-gëmu askan bi nga xamante ne moom lañ koy teg man loolu laa gëm su fekkoon ni par exemple askanu Sénégal dañoo ne ñoom gëmuñu ñaari mandat ñetti mandat ay la yéwén président mën na ne man sama askan si boppam moo ko gëmul waaye bu dee nag askan wi si boppam ñoom ñoo ne ñaari mandat la ñuy yem ñetti mandat duñ ko yem même bu dee CEDEAO dafa wax ni bon limité wuñu dara président de démocratie moo ko tax a respecté askanam danaan carrément bon man sama askan buggul lii kon du ma ko def te itam nag ñoom laa fi taxawal sur le plan international muy wuy si waat li nga xam ni moom la Pape di wax gis nga police affaire bi du politique yi ñoo koy réglé ñu gàttal ko benn yoon mu jeex gis nga bu ñuy waxu consécration démocratique ak verrouillage de la constitution du politique yi ñoom ñoo koy réglé la volonté politique change d'aspect et de contexte looloo tax politique du réglé dara mais li nga xam ni moom moo koy réglé ce sont nos juridictions te man dama yaakaar ni question bi mënoon na régler su fekkoon ni en 2016 bi nga xamee ni référendum am na le conseil constitutionnel a sorti un avis pour dire que le mandat actuel bi nga xam ne moom le président di mener n'est plus légal parce que constitution bi nekk désormais en vigueur prendre ko en compte donc nañu dem ci élection anticipée aujourd'hui duñu doon taxaw fii di wax kii boobu xam moo ñuy yóbbuwaat encore ci domaine de compétence de nos juridictions bu fekkee ni dañu lay jox bopp rocci làmmiñ lu muy jariñatul dara te dañuy gis ni à chaque fois bu question bu mel nii amee toujours li ñuy duut baaraamu tuuma mooy taxawaay bi nga xam ne banqaasu réew yi am nañ ko jiiñu kenn dara nag waaye nag am na anam boo xam ne boo ko doxalee moo gën fuuf ci askan te moo gën a sàmmonte ak seen ëllëg sàmmonte ak jàmm ji nga xam ne moom la ñu bëgg ci Sénégal yenn saa yi juge bi il faut mu taxaw pour mën a garantir la sécurité concrète des citoyens loolu mooy ma bàyyi la nga eggale jëm ci mbir moomu te nag dafa doon loo xamante ni ay la yéwén bu ko comme li Thiam wax mais askan wi tey bu ñu taxawee ni du fi am ay même bu ko CEDEAO bëggoon itam askan wi bu ñu taxawee mbir moomu day mën a am te doon na loo xamante ni fii ci suñu réew moom duñ ko fi nangu. waaw gisoo l'exemple de 2011 ak maître Abdoulaye Wade loolu kay c'est palpable. yàggul dara 2012 la jël nguur gi ñu ngi 2022 10 ans moo fi xew 10 ans yi kenn mënu fee fàtte. donc affaire de troisième mandat au Sénégal loolu dama jàpp ni démocratiquement lu ñu waroon dépasser la. désormais tradition politique loolu waroon nañ ko romb mais bëgg a nekkaat fii di ñu delloowaat en arrière 10 ans en arrière man je crois que loolu amul sens. dafay Sénégal bokk na ci réew yoo xam dañ ko xam ci wàllum démocratie. mais loolu day gën a nasaxal suñu démocratie léegi nag loolu mooy tax yow question bi nga laaj. donc lii nu ñu ko mën a jàppee c'est un recul démocratique. mooy Sénégal au lieu mu teg ay jéego dem ci kanam. dafa am un recul démocratique pour man recul démocratique bi ñetti élément moo ko waral xam nga bu ñuy ñëw ci nguur gi. ñoom dañuy am yéene mais amuñu expérience. xam nga boo xoolee le parti au pouvoir sax le président de la République. expérience su bi mu waroon def. sur le champ politique balaa muy yor nguur gi moo tax di nga am yéenew lii laa bëgg a def mais boo ñëwee da nga fiy fekk ay réalités yu changé données bi manque d'expérience moo tax il faut ñu former ay hommes d'État yoo xam ne bis bu ñuy yor nguur gi dina am au moins une expérience gouvernementale bu nekk ci ñoom boo xam ne bu ñuy toog dañuy xam réalités yi mën a adapter seeni ambition aux réalités. Deuxièmement mooy la boulimie du pouvoir xam nga li ñuy wax le pouvoir rend fou. pouvoir boo ci duggee boo amul ku la encadré da ngay jàpp ni pouvoir bi du jeex pouvoir bi warul jeex parce que privilège yi nga ci am ak li nga ci am mooy tax da ngay jàpp ni lii moom dafa war rek di continuer ñi jóge ci démocratie dem ci dictature. mais li moo leen ko yóbbee et pourtant au départ peut-être amuñu woon ambition bi mais boulimie du pouvoir dañuy dem ba mujj gi dañuy jàpp ni ñoom dong kot ak seeni jaboot lay doon. moo tax ngay gis transition bi xam nga ko yaa tudd Togo transition bi lan la. papa doom bay gis nga ko patrimoine donc loolu moom lay demee. Troisième élément bi moom mooy li ñuy tuddee nag ñun ñu war ko qualifier li ñuy wax haute trahison.
parce que dañoo wax ni président foofu rek lañ ko mën a toppee kon sa askan boo leen diggee dara ba ànd ceeg ñoom ngeen d'accord ci bis boo xëyee génn ci loolu haute trahison la tudd léegi nag institution yi ñoo ko waroon régler mais institution yi xam nga fan lañ ko doon mën a régler mooy li ñuy tuddee séparation des pouvoirs am mais séparation des pouvoirs dañ koy tudd mais existé wul en réalité loolu la Souleymane Téliko doon coow ci magistrature ba tax moom ñu jëlee ko fa mu nekkoon yóbbu ko feneen parce que Souleymane Téliko li mu doon wane moom mooy président ci boppam waratul siéger ci conseil supérieur de la magistrature waru fa siéger parce que bu fay siéger président mooy nommé waa conseil constitutionnel est-ce que tey yow ki la jël teg la fii di nga def lu ko neexul président mooy jël ña nga xam ne ñooy ay cours supérieurs c'est-à-dire président bu amee possibilité boobu moom mu war leen a mën a sanctionner par des affectations par des yooyu noonu nga xam ne daf leen di jéem a sonal donc loolu tant que mu ngi am séparation des pouvoirs amul te séparation pouvoir boobu bu amul mooy tax institution yi bu ñu waree téye loxo président du ñu am cette capacité mooy tax institution bu ñu waree topp la volonté populaire du ñu ko mën a def loolu moom mooy fragiliser la démocratie ci réew te bu fragiliser la démocratie ci réew daf ko yóbbu droit au mur te droit au mur boobu nag mooy indi musiba yi ñuy gis ci réew yi te ñaanuñu ko mu yegsi ñaanuñu ko te musiba yooyu nag ñi ciy gën a loru mooy ñi nga xam ne seen yoon nekku ci ay la yëwan dugguñu sax ci politique ñi ngi seen ay soxla bopp mais jafe-jafe yooyu bu ñëwee ñoom lay laal mu di askan wi d'autant plus que dañu nekk ci askan woo xamante ni fi mu ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw donc tension politique yi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku Thiam dafay doon loo xamante ni day indi beneen jafe-jafe ci askan woo xamante ni ay la yëwoon ku ci xëy ku ne yaa ngi dem wuti loo xam ni loolu ngay def sa poche. xam nga sànq maa ngi la naan askanu Sénégal dafa njëg jigéen ndeysaan ndax bu lenn dalee ci kawam bu ñu jéem a indi saafara leneen di ñëwaat dalaat ci kawam pratiquement malheureusement mun nañ ko waxee noonu avec regret ndax déjà situation bi nga xam ni tey ñu ngi koy craindre mu am ci Sénégal te sax ñu tàmbali di gis ndorteel yi dafa fekk beneen situation boo xam ne déjà c'était déjà intenable askan yi di soox di jéem ngir mën a dékku jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel saa su ne te jafe-jafe yépp nag delluwul ci lenn lu dul ci wàllum koom ak it ci wàllum dëkkuwaay nañ ko waxee noonu ndax bu dee ci wàllum koom gis nañu yokkuteeg njëkk yi ni mu mel naam am na lu ko war a mën a expliquer loo xam ni bariwul ñoo xam ni sax gëm nañu ko ndax lu ci munti am ñaari at a ngi nii déjà mbir mi yamul ci benn place yenn saa yi mu yéeg yenn saa yi mu wàcc yenn saa yi sax ñu gis ay ndogal yoo xam ne jël nañ ko ngir mun a may askan yi ñu mun a nokki tuuti tey ji suñu tolloo ci situation bu mel noonu ñu dindaate leneen loo xam ne mu nga xewee sa bitim réew amaat njeexital ci suñu biir dëkk parce que tout simplement lu bari lu ñuy jëfandikoo aussi bitim réew lay jógee nekkul loo xam ne dañu koy jëfandikoo dañ koy liggéeyee ci réew mi wala ñu di ko bayee ci réew mi dafay nekkat beneen situation bu xaw a doy waar boo xam ne déjà ñu ngi jéem di ko dékku kon bu ñu jëmaatee ci situation boo xam ne mun nañoo yóbbu ba boutique yi tëj magasin yi tëj marché yi tëj liggéey yi taxaw dem beeg dikk bi taxaw ak yeneen yoo xam ne mu ngi war na see mun a xew yu ñu xamagul xam nga ni kon benn xel du dal donc mu mel ni baadoola bi moom lu ci munti am te commencement ba moom moo cay gën a sonn ndax moom bu ñu waree fal mooy daw mooy topp mooy way mooy ànd mooy dem voté ji mooy tabb ki ko neex waaye ca njeexital ba moo ciy sonn ndax jafe-jafe yi bu amee la ca métti yëpp ci seen kaw lay tegu mu ngoo ko te lu ci bari itam nit lim bu takku ci ay nit mën nañ si ñàkk seen bakkan moo tax ñu bari di woote ñu bañ a jéggi li nga xamante ne moo di limite bi tey jii pour man c'est plus que jamais que pouvoir ak opposition yëpp xam ni fii ñu jëm su fekkee ni continuer nañu fa ñu jëm baaxul ci askanu Sénégal ndax dañoo nekk askan boo xam ni sunu doole taxu koo bari noonu sunu koom taxu koo dëgër noonu situation internationale bi metti na déjà buñ ci bëggee boole au niveau interne déjà ñuy xañ nit ñi li nga xam ni moom di seen suturlukaay dans ce cas xamatuñu fan la ñu jëm te question bi yëpp loolu la ñun ñëpp war nañoo mun a en tout cas bàyyi xel li nga xam ni tey bu fekkee ni egsi na mun naa indi njeexital gu bon a bon ci sunu réew te nag du njeexital goo xam ne dañ koy sentir ren kese mun nañ koo sentir déwén sentir ko déwén jéeg sentiraat koy ati li fi jotoon a xew sax ci mois de mars bi war na doon jàngat boo xamante ni war nañ ko mu ngi noonu d'autant plus que aussi li ñuy xaar ci acteurs politiques yi aujourd'hui wax naa ko sànq moo di tabax Sénégal boo xam ne ku ne dina ci mun a gis boppam tabax Sénégal boo xamante ne ci wàllum koom dina dëgër lool ba dootuñu
mën a jëggaani wala ñuy wéeru ci bitim réew ci lu bëri tabax réewu Sénégal ci ay banqaas yoo xam ni askan wi dina mën a wax man sama kaaraange dinañ ko garantir ñi nga xam ni itam ñoom la ñu dénk ay leng ñu xam ni fii la ñu war a mun a yem ci seen doxalin bu am na foo xam ne bu ñu fa yegg am na leneen lu leen ci war a mun a xaar moom la ñuy wax la responsabilisation du pouvoir mënuñu nekk ci réew moo xam ni képp koo xam ne da nga takkee ak pouvoir bi tu es irresponsable mënuñu la topp ci dara képp koo xam ni àndoo ak pouvoir bi pratiquement mun nañu wax ni tu es devenu une cible justement de la féru du pouvoir mu di les prérogatives exorbitantes yi nga xam ne dañu koy jox yenn saa yi ñi nga xam ne ñoom ñooy dogal ba finalement ku bokk àndul ak ñoom wala faroo si ñoom pratiquement si njàqare ngay toog ndax une deux trois ñu xoqatal la wala ñu yóbbu la ci kaso bi mu ngoog Pape mbir mi est-ce que tamit jotul ci jafe-jafe yi nga xamante ni fi mu ne nii am na ci biir réew mi jëm ci wàllum politique te askan wi nar cee loru ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine yi nga xam ne suñu waxee ñu déglu leen suñu am na ñoo xamante ni bis bu ñu waxee askan wi déglu leen waaye tamit ñi nga xam ne ñoo jiite wala ak ñeneen ña ca topp dinañ leen a mën a déglu kon est-ce que jotul ak contexte bi nga xam ni moom la Thiam wax moom la ñu nar a jëm te baaxul ci suñu réew ñoom tamit ñu daal di ci yëy yàbbi parce que tamit xoddeeku balaa ngay lakkle. waaw xam nga kilifa diine yi c'est vrai que ay kilifa lañu. moo tax doo bëgg sax di leen jox ay instructions wala di leen jox ay consignes yoo xam te ne war nañ ko def. parce que jàpp naa ne kilifa gi ñu leen tuddee rek. waroon na tax. am na yoo xam te ne bu amee. war ñoo xaar ku naan ñoom ñu àddu ñoom la ñu war a def je crois que xam nañ ko te war nañ ko def à temps parce que àtte artu moo ko gën te amoon na lu fi xewoon ci marché dañoo àtte mais artu wuñu te bi ñu ci jugee dafa am lu ñu waxtaanee woon la ñu waxtaanee woon war nañoo topp suivi bi xool ku ca nekk ca la ñu waxoon ak ku wàcc la ñu waxoon ka nekk ca la ñu waxoon ñu ne ko continuer ca ka wàcc la ñu waxoon ñun la dellu si parce que loolu mooy indi jàmm mais tey depuis boobu dafa mel ni ñoom dañu delluwaat ci seen ruxu toog di xaaraat musiba amaat ñu ne kilifa diine nañu waxaat c'est-à-dire réew mi moo waratul woon toll foo xam ni dañ koy yóbbu sous tension ba pare naan na kilifa diine yi wax tension bi la ñu waroon éviter et c'était évitable parce que tension ci réew li ko mën a éviter moom mooy ñu fexe ba ku ne ñu jox la sa àq mais réewum Sénégal bii nii est-ce que ñu ngi jox ku nekk àqam réew mu ñuy tooñee nit nu mu la neexee dañuy tooñ nit nu mu la neexee ouvertement te kenn du ci wax jëlal exemple lu sargal bi waroon am ñun ñëpp Mourchid TV daf nekkoon ci partenaire di ci liggéey mais sargal boo xam ne signé ngeen seen contrat ba mu baax ngeen def lépp li ngeen war a def ci seeni moyens de financement def ci lépp dépenser plus de 50 millions à 72 heures ñu lay envoyé ay textos naan la ay dafa am ay problème technique nga balaa ngay réagir ñu envoyé le contrat d'annulation loolu tooñ boobu lu ko gën a rëy ci réew et pourtant bu ñu remonter l'histoire c'est pas la première fois ñu def leen ko à Arena c'est une deuxième demande à Arena ñu def leen ko c'est pas la première fois ñuy tooñ kilifa gi ñuy tooñ parce que daaw à la même période tooñ nañ ko ci sulli ab muxaddamu Serigne Babacar bu mu denc ci këram et pourtant bi ñu demee ba xam ne moo am dëgg dañoo nëppal teg réew mu ñuy tooñ bu toll noonu nga foog ne équilibre mën na fa am jàmm mën na fa am mais jàmm même bu ñu ko bëggee dañ koy liggéey mais munoo tooñ ba pare jàpp ni réew mi mën naa am jàmm bu ñu paree ne na kilifa diine yi waaw bu dee kilifa diine yi nga njëkk a tooñ nag donc réewu Sénégal bii ñu jëm nii Sénégal bii bokkul ak Sénégal ba ñu bëggoon parce que Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal boo xam te ne dañoo respecté àqu képp Sénégal boo xam ne nit ñi ñoo yem d'égale dignité mais li Thiam wax léegi c'est extrêmement important am na foo xam ne boo fa féetee lu la neex defal mais am na foo xam te ne boo fa féetee boo deful sax ñu jiiñ la ba bu ñu la jiiñee topp la muur la jant bi say mbokk sonn ci loolu fan lañ ko teg réew moomu est-ce que mën naa am jàmm réew moo xam ni ku mu neex nga sàcc lu la neex te kenn du la topp te ñiy xiif ak ñiy mar ak ñiy sonn ñu ngi continuer ñiy feebar ñu ngi fi di continuer tey gis nga sitting hôpital la Dantec personnel bi di jàmbat sax ñun ñuy jàmbat hôpital ñuy jaay une part de l'hôpital réew moomu nan la mën a amee jàmm c'est-à-dire li am ci Sénégal gis nga bu ñu invoqué lu mënul nekk condition wu jàmm dañ koy créer condition wu jàmm pour ñu créer ko mooy fa tu kulla zi haqqin haqqaha yonent bi nee na bu ñu bëggee jàmm am ku ne nañ ko jox àqam mais bul instrumentaliser justice parce que jàpp nga ne da ngaa am doole xam nga des fois je me dis que ni même force de l'ordre yi ñu jàpp ni mën nañ leen instrumentaliser ñu mater la population mais ñoom jàpp ñu ne force de l'ordre yi am nañ conviction am nañ appartenance religieuse am nañ ay appartenance politique
bien que ni yaa leen di commander mais force de l'ordre yi mën na am fu ñu féete fu àndul ak yow. mais féete boobu am na lu ko jiitu. waaw ay sénégalais lañu. foofu laa doon jëm si force de l'ordre yooyu seen yaay seen baay seen doom seen i soxna seen ñoo nekk si société bi. dund gu cher gi ni nga ko yëgee lañ koy yëgee ñàkk a mën a feebar faju ji ni nga ko yëgee lañ koy yëgee. mais Pape nag gis nga jafe-jafe yooyu donte ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw tey ñoo koy sooxe mais tey bu demee ba juddu. askan wi nga xamante ni seen yoon nekk ci ñooñu ñoo cay gën a sonn te ay réew lekk ñu ci dara. xam nga suñu borom moo tax man la lii yëpp ñoom ñoo créé conditions yi suñu borom dafa am lu mu wax gis nga yàlla du waxantu daf ni ci alxuraan wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaassa mu ne gis nga moytu leen musiba parce que ay ki ko taal du yem ci bopp borom te souvent dañuy wax genre yi ñi gën a woyof bopp ñoo cay def mais xoolal ñi dee ci marche bi am na ñoom te ne am na koo xam te ne bu may fàttali ko sax ba léegi sama yaram day nekk sa atelier di liggéey billaahi nga xam ne marchando manifesté wu àndoo kenn contre kenn sa atelier nga nekk liggéey ngir loo yóbbul sa waajur ñu rey la fa tey gis nañ fi image yoo xam te ne yéen gis ngeen ko ñëpp gis nañ ko nit jàkkaarloog nit armée pistolet dóor ko ba marche jàllee ba léegi ban enquête ngeen gis ci réew mi kan lañu teg loxo gisoo leen ñu yor seen mais ci loolu nga wax laa bëgg ñëw parce que dañu nekk réew moo xamante ni gis nga balle réelle la ñu warul di utiliser ci ñi nga xam ne ñoo di askan wi parce que tamit loolu du nekkuñu guerre en fait ba nga xamante ni dañuy utiliser ay balle yoo xamante ni day rey nit koo xamante ni yoonam nekk ci Pikine kooku faat ko gis nga Maria doy na war daal dafa am ci luñ ko tabaxoon ay bànqaas ñuy liggéey démocratie di avancer démocratie di fexe jàmm di am parce que yaa ngi jox ku nekk li mu moom loolu lañ doon évoluer gis nga Maître Abdoulaye Wade luñ ko sikkee d'accord nga ni démocrate la doon na liggéey pour démocratie moo tax bi mu demee ba bëgg a jàdd démocratie askan bi ne ko déedéet mais terewul nangu na ko ba sorti par la grande porte ak démocratie ba tey mu nekk référence mais tey réew mi li fi am tey Maria tey doo xam sax noo koy qualifier askan bi di ci bëgg a dee tey gis nga droit de manifester du ay décret constitution la constitution nu ñu koy firee ci wolof sartu ndeyu xaw ma si am ni koy waxee mooy ndeyu charte réew mi mooy moo gën a féete kaw waaw bu fekkee ni moo ko maye ne la pour nga interdire nag manifestation c'est vrai que mën na nekk mais il faut que ñaari condition daje te ñaari conditions yi day daje en même temps il faut mu am menace trouble à l'ordre public il faut nga am sous-effectif mais nañu waxante suñu diggante yàlla ku nekk na xool fu la neex féeteel nag mais nañu xool même bu menace amee ñoom tudd nañ menace te menace moom loolu la si ne la menace dafa am ay critères non xam nga dama leen a respecté moo tax ci am dama respecté institution yi moo tax ma ni comme ñoom tudd nañ ko ndax le procureur moo génn dem wax même bu ñu respecté institution yi ni ñoom tudd nañ ko mais sous-effectif nañ waxante dëgg amu fi de donc am na loo xam te ne bu ñu toog di dugal kilifa diine yi naan nañu wax ñun nañu jëf lu tax kilifa diine yi du ñu soxla wax mais tant que duñu ko jëf kilifa diine yi tamit du ñu ay marionnette yoo xam te ne da ngay toog fële taal sa daay naa la kaay leen fay ko ku ne na fexe ba mu bañ a tàkk te mu bañ a tàkk opposition daf ci am responsabilité moo tax boobu ba tey maa ngi leen di déglu ku fi wax kaa ñu génn taal bu la kenn topp ku fi wax kaa ñu xeexi bu la kenn topp toujours nag maa ngi bàyyi xel la passivité bi ñuy waxee mais même discours yi am na discours yu ñu war a xoolaat pouvoir dañ koo laaj itam moom tamit na affaire bi dal ku ci nekk na xool gis nga bu ku nekk defee li mu war a def équilibre day am féetal fu la neex mais équilibre am te loolu mooy séparation des pouvoirs su ko defee jàmm am te réew mi jàmm moo fi xaj Maria tey fi mu ne nii bu ñu demee bu dugal ci réew mi guuta li ci am junj bu ñu ko fi dugalee ay at lañ koy reconstruire ci ay minutes nga koy def di ko toppat ay at pour defar ko loolu nag ñaanuñu ko yàlla parce que réew mii dafa am ñu ci sonn ba mu yegg si fii waaye tooñ moom tant que bàyyiwuñ ko ay du fi jóg parce que yàlla bëggul kuy tooñ li may tooñee sama élève bu joxee ma la yàlla bëggul kuy tooñ bàyyi la ci solution yi ak recommandation yi nga xam ne war nañ ko def ngir jàmm mën a dal ci réew mi laata ñuy tàggoo waaw balaa ñuy ñëw ci solution yi nga may ma rek ma masawu aussi ñi nga xam ni ñoo di groupement Atara jaaree ko ci soxna Fatima Sy bintu Serigne Moustapha Sy ak taxawaay beek yéene beek préparation beek leneen yi nga xam ne tegu na si yëpp tey ji lii dal seen kaw ñu masawu ko yaakaar na moo gën a war rawatina bi nga xam ne aussi partenaire la ci mbir mi di am yaakaar ba léegi nag ndax tamit ñi nga xam ne ñoo yor loolu bu fekkee ni li ñu doon wax bonne foi rek lañ ci jublu war nañoo mun a xool yan anam la ñu war a mun a def ba problème boobu réglé bu ko defee aussi ñu bàyyi ñii ñu mun a dund seen festivité ak seen fête nu mu waree bu fekkee ni rek problème la moom laa wax ma ne bu fekkee ni rek problème la war nañ koo mun a régler
parce que solution moom du ñàkk ci réew moo xam ni lépp loo xamante ne war na fay am bu ñu xoolee bu baax sax mi ngi fi ndax xam-xam baa ngi fi jumtukaay yaa ngi fi donc pour man bu dee problème rek la war nañ ko mun a régler si benn fan wala si ñaari fan donc nañu jéem a xool loolu itam ñi nga xam ni aussi ñoom moom seen organisation moom seen événement ak niñ ci sonnee xaalis biñ ci dugal yépp ma leen di fàttali ñoom itam ni am nañ droit ba tey topp li tamit si yoon bu fekkee ni arbitraire la parce que tout simplement am na lu mu leen yàqal loo xam ne war nañ leen mën a fay dommage et intérêt donc bu fekkee ni lu ni mel dañoo jàpp ni teguwul ci dëgg nañu dem si yoon topp lii parce que lañ ca def sax mun nañoo am leneen lu ko ëpp parce que réewum droit la ñu nekk aussi mënuñu may kenn ku si ne ngay def lu la neex saa yu la neexee te dara du la si fekk parce que tout simplement yow yaa moom doole gi loolu aussi mënul nekk askan wi war ñu ko nangu. dafa am benn affaire bu mu bëgg ñu préciser ko c'est-à-dire il faut que ñu bàyyi xel ni infrastructure yi gouvernement bi di defar gouvernement bi moomu ko. C'est pour la population. mais da ngay tu as l'impression que dañoo jàpp ni ñoom ñoo ko moom alors que argent du contribuable lañ ko defaree ña fay liggéey moom lañ leen di fayee donc loolu aussi il faut ñu conscient ci mu ngoog lu jëm nag ci solution yi comme ni ñu ko waxee benn bi mooy jéggi suñuy gis-gis ak suñu mer te bàyyi xel li nga xam ni moo ñu sut ñun ñëpp mu di Sénégal bi ñu bokk te mënuñu ko séddoo ak tamit askan wi nga xam ne ñoo ciy gën a sonn te yenn saa yi yenn jafe-jafe yi amee ñiy ñàkk seen bakkan ci ñoom lay féete ñu bàyyi leen xel bu baax ndax ñooñu suba bu ñu demee campagne ñooñu la ñuy dem fekk ji ci seen i dëkkuwaay ñooñu la ñuy ñaan ñu daganal te baatu ñi nga xam ne ñoom ñooy laaj ndomba tànk ci réew mi kon nag ñooñu la ñu war a wekk ci lépp loo xam ne dafay war a mun a xew ci langum politique bi donc ñu bàyyi leen xel bu baax beneen bi nag moo di institution yi comme ni ñu ko waxee défendre leen franchement ñu défendre leen parce que ay banqaas la yoo xam ne ay nit ñoo fa nekk mais nit ñooñu dañuy dem waaye banqaas yi dafay toog te banqaas yooyu tey ñi fi nekk suba ñeneen ñoo leen fay wuutu dañ ko fay fekkaat dañ ko fay bàyyiwaat kon nag nga ay la yéwén su fekkee ni dañoo nekk ci réew moo xam ne dañ koo tabaxee ay banqaas yooyu dañ koo war a wekk moo xam mu féete ci nguur gi moo xam mu féete ci opposition bi moo xam mu féete ci société civile bi défendre ko nag dafa war ku ne dafa war askan dafa war nguur gi parce que moom la ñu jox doole yi ngir mu mën a défendre li nga xam ni mooy intégrité sunu territoire waaye tamit le fonctionnement normal de nos institutions te bu ñuy wax fonctionnement normal de nos institutions mooy nga jox leen gëdd bi war jox leen jumtukaay yu war waaye tamit doo leen fowee loolu yaakaar naa mooy message bi bàyyi xel ni démocratie la da ay liberté lay àndal kenn ku si ne li nga moom nañ la ko jox waaye tamit encadré ko nu mu waree ndax pour man lépp mun na nekk ci république boo xam ne ay nit ñu yaru ay nit ñu am pas-pas ay nit yu ñu teg ci yoon ñoom ñoo ko jiite te damaa jàpp ni askanu Sénégal ñett yooyu la làmboo sant naa la Pape ma bàyyi la nga tàggoo. waaw Maria xam naa tàggoo bi rek moom mooy masawu comme ni ko waxee askan bi ñu masawu leen bu baax a baax parce que c'est écœurant en quelque sorte dund ay jafe-jafe sur le plan économique ñu bëgg la cee tegal ay yeneen jafe-jafe yoo xam te ne c'était évitable man je crois que ni même jafe-jafe yi ñuy dund sur le plan économique yàlla xam na ne c'était évitable mais dugal nañ ñu ci bëgg ñëw dugalaat ci yeneen jafe-jafe pour man loolu jaru ko nañu am yërmande ci nit ñi xam ni ñoom dañuy dem te gis nga ku dem xam nga fooy teere ji ci sa kanamu borom mais man des fois je me demande ndax ñenn ñi bàyyi nañ xel ni dina xëy bés boo xam te ne ñoom kese ñooy fanaan ci seen bàmmeel amul escorte amul garde du corps amul protocole amul leneen say jëf moo la fay fekk amul diwa ma sant donc yooyu il faut ñu bàyyi ko xel te yàggul dara kon ku nekk na bàyyi xel bàmmeelam ku nekk na bàyyi xel jàkkaarloo bi nga yara jàkkaarloo sa borom jeexal nag ci suñu borom dafa am lu mu avertiroon nit ñi may mën a nekk gis nga suñu borom dafa wax ni innal lazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu fa lahum azabu jahannam wa lahum azabu xariq gis nga nit koo xam ne yaa ngi tooñ jullit gor nga koy tooñ di ko teg fitna te defu la dara yàlla fii la lay njëkk a sanctionné te boo fa excès dina la sanctionné loolu nañ ci bàyyi xel mu ngoog message bien reçu Pape Diagne sant naa leen bu baax yéen ñi nga xam ne yéen laa sekkuloon waxtaan wi sant mbokku téléspectateur ak internautes yu Mourchid TV espérons que ni nag li ñu fi wax dina tàbbi ci napp ñi nga xamante ni ñoo ko war a dégg li nga xamante ni moo di Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñi fi toog nañu xam ne ëllëg dañ fay jógee te suñ fa jógee ñeneen ñoo leen di wuutu te kon yaakaar naa ni ba nga fa toogee def ca loo xamante ni ëllëg soo demee woy wa dina mën rafet ñii wut itam nañu xam ne
réew kenn du ko wutee ci fitna parce que boo ko wutee ci fitna am ko ci fitna moo la fay jëlee nañu boole xol yi ñu doon benn Sénégal ñun ñu nen la kenn raxuñu amul beneen xeet bu dul ay sénégalais ñun nag nañu boole li nga xamante ni moom la ñu bëgg indi jàmm ci biir réew mi woote jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj as réew moom su amee jàmm yaakaar naa ni ñàkkul dara te Sénégal doon na réew moo xamante ni xam nañu ko ci jàmm jooju kon jàmm jooju ngalawaay nañu ko sàmm xam ne nag ñu ni neen la te ñun ñëpp benn lañu ci noonu dañ leen di dig daje ëllëg incha allah ci Actu Plus ba suba ak jàmm